xibaar yi ci RFM. Sagna dëkk la bu nekk ca Malem Hodar ga ca Kaffrine benn waxtu di 1 heure jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg ba ca gis salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. coronavirus bi waneeti boppam ci réew mi ginnaaw yi fan yooyu kaa yi ñu fi nimiku dañoo wàññeeku tey ji xëy nañu fukki kaa ak benn yoo xamante ne ji ñaar ci ñoom ay cas communautaire lañu ci jamono jooje seetlu nañu ne diwaanu Ndakaaru doon na barab boo xam ne Covid-19 bi jógee gu fi ba léegi lu aju ci cas communautaire yi nga xamante ne ji moom la ñëpp di bàyyi xel jamono jile rond-point Kër Massar tey ji préfet ba mu xëy ànd ak gaañam wàcc fa ñi nga xam ne dañ leen lewoon bu ñu fa lal te bu ñu fa taxawaalu ñu xëy dem fa def nañu ci ñoom li war ci jamono jooju ca diwaanu Louga gouverneur ba moom it jël nay matuwaay yu mat sëkk ngir lañu digle dogal ko ca boobi la dëkk ñu daal di wàccoo ak ñoom lu aju ci li ñu ne ku faatu bitim réew yile jamono duñu la delloosi ci réew mi foofee lañ lay suul baa ñu seet nu ñu def foofu waaye doo dugg ci mim réew dogal bu ni mel kuréel gi nga xam ne moo fa ëmb lenn ci moodu yu nekk biti réew joxe nañ ci seen xalaat ci seen gis-gis rafetlu wuñu ko ndax dafay mel ne dañu ñooñ joxuñu leen cër dañ leen di soofantal ci jamono jooju am na doom Sénégal yu tàggatémbe ca frontière bi nga xamante ne ji moo dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie sonn nañ fa lool gëstu bés bi tey ji ci xibaaru digg ba ca gi ñu jagleel ko wàllu politique parti politique yeeg ni ñuy doxee ci jamonoy coronavirus gile yile jamono dajaloo ak daje doon lool parti politique yi dañ koy faral di topp ci militant yi waaye daje yombul kenn ku ca nekk ci say pexe ngir seet noo ca génne Hissène Habré génn kaso démb la dellu këram waaye nag du liberté bu ñu ko may dañu ko confiné këram ci diirub ñaari weer daañu dem fële ci Almadi nga xam ne fa la yeewoo defub reportage ca kër gaak la wër kër googe buñ ca noppee daañu dalal Youssouf Bodian moo ñuy faram fàcceel xibaari biti réew yi Youssouf lu ciy gën a fës. ci gën a fës Mauritanie ay nit ñu defoon en quarantaine ñuy tàmbali xiifal ñoom nag lu ñuy ñaawlu mooy dogal bi nga xamante ni autorités yi jël nañ ko ngir kon daal di prolonger seen confinement boobule ca Maroc képp ku fay yeewoo li ko dalee tey kon faaw nga sol masque kon loi bi moo ko wax képp koo xamante ne kon jalgati nga li ni mel mën nga tëdd kaso ci lu toll ci ñetti weer te da ngay fay kon ab amende. ca Mali ñaari fukk ak juróomi soldat ñoo ñàkk seen bakkan ci bët gànnaar réew mi fële ca Gao ca Guinée nag constitution bu bees bi dinañ ko commencé doxal ndax kii di Alpha Condé njiitu réew ma daal dina ko xaatim jàppale ni léegi waa Guinée ñoom it am na lu toll ci ëpp ñaari junni milliards yoo xamante ni nee nañu dañ koy dugal ci xeex lii di coronavirus. Youssouf Bodian ci xibaaru digg bëccëg gi nu mu gën a yaatoo ci kanam tuuti lay doon buñ ca noppee dikk ak yéen ci Coro News di xibaar yu ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi ci Afrique ak ci Sénégal Anna Rochalita Lopez la ñu ci yàndal dana leen jukki las lëf ci likaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexare xibaaru digg bëccëg gi gis-gis tey ji li ñu ciy waxtaane mooy li ñu naan cas communautaire nu ñuy def ba dakkal ko ci mim réew bu fekkente ne am na fi nees di def ba saafara ko gis-gis ban ngeen ceem ci njeextal xabaar yi lay doon ci rajo Futur Média ci gis-gis Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg ba ci géeg lu soxal tolluwaayu coronavirus bi ci réewum Sénégal tey ji ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr joxe na xayma bi ci lu aju ci yëf yëg ni mu demee gis nañu fukk ak ñett yoo xam ne dañoo wér waaye am na fukki cas ak benn yu yees yu am ca ñooñee ñaar ña ay cas communautaire lañu maanaam jàngoro ji nit a leen ko wàll ka leen ko wàll xamuñu ko leneen luñ ci mën a seetlu moo di coronavirus bi mi ngi fii ci diiwaanu Ndakaaru gi Mohamed Ali Mouba. bu fekkee ni démb ak barke démb cas yi wàññeekoon na tey jii dañoo yokku fukk ak benn cas yoo xamante ni dañ leen recensé ñu positif ci coronavirus bi loolu ku ko xamle mooy ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr.
téeméeri test ak fukk yi ñu def tey fukk ak benn ñoo si positif bon nag ñoom ñoo am jàngoro juróom-ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon suivre ñaari yi ñoo nekk transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fuñ ko jëlee. mu jàpp ni nag cas communautaire yooyu foog ñu xool leen bu baax a baax moo tax ñu lal ay pexe ñu jox doole gouverneur yi ñu liggéey ak médecin chef yi ci gox yi. démb comité national de gestion des épidémies mooy kuréel gi xamante ne moom moo yor xeexu Covid 19 bi daje nañ démb ñu tënk ñaar bu njëkk bi ñu ne cas communautaire yi mi ngi bëgg a bëri mi ngi bëgg jégg dayo bon dëgg région bu nekk gouverneur bi mooy diriger comité régional bi xamante ne moom moo yor xeex bi ñu ngi leen di ñaan ku nekk nga am taxawaay pour cas communautaire yooyu ñu mën ko daggal nu mu gën a gaawe boo xoolee bu baax nag tey jii ci Dakar Sangalkam ak Dakar centre ñu ëppale ci ay cas yu ñu am daanaka Sangalkam jóge na ci ñaari cas dem ci juróom benn cas Dakar centre jóge ci fukk ak ñett cas dem ci fukk ak juróom-ñett ci beneen fànn nag Abdoulaye Diouf Sarr nee na léegi kenn dootul rapatrier corps boo xamante ni ci bitim réew la jógee daanaka sénégalais boo xamante ni dafa ñàkk bàkkanam ci bitim réew mënuñu ko delsi ci Sénégal ñu mën ko rob. leneen ci moomi le mbir ñu di kàddu yooyu ñi ngi ko nangoo ci ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi xam le ne daal lu aju ci dogal bi ñu jël bokk na ci ne bépp doomu Sénégal bu faatoo bitim réew sa dellu si sa néew fii ci réew mi du mën a nekk ci yile jamono loolee nag lenn ci association bu ëmb ay doomi Sénégal yu nekk bitim réew ni ñu ko gisee daal ci seen gis-gis mooy day mbir moo xamante ne ji rafetlu wuñu ko kenn ci ñoom di wuyoo ci turu Seydina Camara ñu déglu ko ak Alaaji Njogu Jeen di am naqar rek ndax dañuy seetlu ne saa su ne rek ñun doomu réew mi daanaka bokkatuñ ci réew mi mooy bu neexee rek immigré bi mën nañ ko jëriñoo waaye bu naqaree moom yar bi day dal ci kawam ku ci nekk ci ñun donte recommandation rek la organisation mondiale de la santé joxe nguur gi teg ci tànkam pour ne dootuñu indi suñuy néew may wax foofu tamit mbaa góorgóorlu nañ boole ci ne képp ku dëkk bitim réew tamit boo fi dee duñ la yóbbaale ndax yaakaar naa ni tamit am na yu bëri yoo xam mën nañ ko cee wax muy tiis bu doy waar ndax néew lum bon waroon nañu lii ñu jàppee ne mooy ndimbal li ñu mënoon a organiser xaalis boobu mu jëm ci yooyu ban encercler ko parce que tamit tubaab bi du joxe néew boo xamante ni si c'est pas bien protégé cargo bi koy indi ay nit a koy dawal te ñu ngi doon dugg ci réew mi te mosuñoo dégg yenn kii loolu nag dafa laaj waxtaan bu yaatu ñu waroon a jël seeni décision depuis belle lurette mais tàmm nañ ko ci ñoom ñun yor nañ suñuy kilifa ci wàllu diine yépp nag yoo xamante ni si mën nanoo taxawu néew ya waaye dafa am leneen loo xam daf caa nekk ndax booba problème bi moo doon dan ne miig ba ñun duñ xam fan la ñuy jëm parce que réew mu mel ne Italie dan lay jox ñaari fan pour nga mën a wax nan ngay def ci néew bi bu dul loolu ñu jébbal ko commune ba mu dëkkoon ñu boole néew yi li ñuy wax groupé néew yi suul leen loolu lan doon moytu. mi ngi noonu di doomu Sénégal bu doon addu jëmee ci dogal bi kilifa yi réew mi jël jëm ci ne ku faatooti bitim réew sa néew duñu ko mën a andi ci mim réew baa bokk doon ci yile jamono ci jamono jooju lu ëpp téeméer ak ñaar fukki doomi Sénégal yu newoon Europe doon ñibbisi dañoo tàggatémbe ca frontière bu Sénégal nee nañu def nañu fa fukki fan ak juróom-ñaar ña nga ca frontière Mauritanie Rosso loolee nag jural na leen ak jaaxle ndax dem nañu ba yoratuñu dara ci xaalis lu ñu lekkit waxi nopp ñuy dund coono bu mat sëkk déglu kenn ci ñoom Abdoulahat Sow lay wuyoo ci jokkoom ak Babacar Fall. le 21 bële lañ fi ñëw ba fi mu toll nii xam nga amuñu benn taxaw su fekkee dëgg rek lañu wax amuñu benn taxaw amuñu benn toppatoo te ba pare benn sax wax dëgg yàlla bi ñu soog di ñëw sonal nañ ñu sonal goo xam ne gu metti ba mujj ca mbaari Rosso ya ca gaarasu Rosso fa lañ ñu sànni ji woon dañoo tas nag ci dëkk bi wax dëgg yàlla ñu ni tamit am benn waaye boo xam ne bu ñu yërëm la abal ñu benn kër boo xam ne kër boobu kër bu ñu bandoone la ci la ñuy yeewoo dañ doon bokk doole rek di def li
suñu wërsëg mais fi mu toll nii affaire bi jafe na man mi demeetul noonu ndax am na ñoo xam ne fi mu toll nii buñ ne la démb réeruñu sax doo ko gëm léegi nag nit ki moom bu fekkee dafa bokk ci réew te taxaw ci buntu réewam ne daa bëgg ñibbi ca ay bokkam wala soit que moom bu dee ñëw ba ñu sax ko quarantaine mais ngeen dimbale ko nag yéen ñi nga xam ne yéen autorités yi ku mel ne Macky Sall comme ci ay waawam moom la Sénégal di doxee mu dimbale ñu te mu xam ne ñun ay sénégalais lañ te bu doon benn sénégalais boo xam ne dafa taxaw ci bunt bi bëgg a dugg ci réew mi war nañ koo may mu dugg asaak ay 100 et quelques personnes lenn li nag moom booy seet ba ci biir nag xam nga maam ñàkk fonk sa doomu réew ci la bokk te sa doomu réew ñoo la fal ñun daal bëggoon nañ ko ñu dimbale ku ñu saytu ndax ñun suñu wàll bopp mu tani fii mënutoo dellu Nouakchott ndax oto dara dawutul li am foofu moo fa am wëlbatiku te benn bala nga fa mën a dellu da nga am déficit te ba pare ñooñu fi ñëwoon ne dañoo delloowaat sénégalais yi ay sénégalais lañ fi fekkoon ñeneen ñoo xam dañoo amoon ay déficit amatuñu woon ay déficit bëgg a dellu ñu jëlee fi 24 personnes konte buñ fi jëlee 24 personnes booba lañ pare ci ñun. wutali diwaanu Kër Massar ak dogal yi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko jëm ci ne fu ci mel ne rond-point bu Kër Massar du ñu nangu ñu fay amal ak njënday njaay baa ñu fay amal benn yëngu-yëngu bu fay dajale ay nit ngir jëfe loole nag tax na tey jii daanaka lu mat téeméeri sandarma ak lu tekk xëy nañu dem fa ngir di seet ndax dogal ba danañ ko jëfe am déet am na ñu ko jëfewul la war ci ñoom def nañu ko reportage foofee ci rond-point bu Kër Massar Kumba Sandiane Faye. xar kanamu rond-point station bu Kër Massar a changé complètement duñu nangu benn oto bu fa garé ñi doon jaayte ci centre commercial yi ak magasin yi naka noonee ci peggub tali bi ñii dañ leen tëjloo ñii ñu jële leen fa ñi yor seen tànk di dox ni mu leen neexee lu ëpp téeméeri sandarme ñu wàcc leen ci rond-point bàkk la ko wër fii amul benn jalgati yoon buñ fiy nangu. Vous allez bien, ça va? Oui, le sous-préfet. Le sous-préfet, Dia. mu jafe ci ñooñu dëkk Kër Massar ñu am oto bu leen di yóbbu fa ñu jëm ndax ñi la di borom clando yi dañu leen tere ñu gaare ci lu jege boobu lépp rond-point wante mu yomb lool ci ñuy dox ñu defee ko ni mu leen neexee ndax fii xaayu bërëb ba. mais lu baax la parce que vraiment fii dafa ma benn instant dafa débordé woon y avait trop de monde que vraiment maladie bi ni mu mel nii il fallait yi am pour ñu mën ko mën a éviter moo tax ni ñu ko def ni macha allah lu baax la comme ni nga ko waxee rek restons chez nous. loolee mu mel ni ñi ci ànd bëri na. rond-point yi moom wax dëgg fa yàlla da doon xat carrément mais léegi moom tant que gaa yaa ngi monté ci tali bi nii moom wax dëgg fa yàlla xaw na tane tuuti moom wax dëgg fa yàlla waaw par rapport nu mu nekkoon bu njëkk. wante commerçant ya nekk ci pegg ga ku ci mel ni kii yoroon fa ab restaurant ci lu janoo ko rond-point ba boobu lépp dogal métti na ci moom. Jibi Ba waaw wax dëgg fa la sonal nañu waaw sonal nañu lool sax depuis feebar bi ñu dugg see Kër Massar ba tey presque luñ jaay lu bari clients yi ñëwatut ndax ku ñëw da ngay sóoraale ne feebar baa ngi Kër Massar doo nangoo dugg si restaurant yi di lekk instant bi moom wax dëgg fa la sonn nañ lool sax te weer wi dee dañuy fay location employé dañ leen di fay te liggéeyoo. gendarme yi daal di teg loxo yenn ci commerçant yi bañoon na sàlloo ko boobu lépp arrêté jox tey rond-point Kër Massar beneen xar kanam. Kumba Sandiane Faye ci kaw loolee sous-préfet bu Niayes ànd ak ay takk der tey ji wàccoon ca boobile barab ngir xool ndax dogal bi dañu ko jëfee am déet sandarma ya jot a teg loxo lenn ci jaaykat yu fa nekkoon yoo xam ne dañoo bañoon a jëfe li ñu leen aaya mu di xëy di fa jaayee teewlu kàddu yi Omar Dia mooy sous-préfet des Niayes ci micro Kumba Sandiane Faye. rond-point Kër Massar ak li ko wër yëpp ba ci marché ay Noumadi parce que ku nekk gis na rond-point Kër Massar naka jekk dafa mos a nekk problème circulation bi daf fi jafe ba noppi mu am encombrement maanaam ñu fiy jaay def ay table ay centres commerciaux yu ko wër ak marché ay Noumadi donc nit ñi dañ fi daan dajaloo contexte bi ñu nekk nag ñun ñu xalaat ne vraiment loolu wóoratul vraiment feebar baa ngi fi nañ dakkal mooy activité commerciale wala yeneen activité yi donc ñaata om tey ji am nañ téeméer ak ñeent fukk nga xam ne ñi compagnie Rufisque moom moo leen indi le commandant de compagnie mi ngi fi ànd ak waa LGI am nañ élément LGI ak waa compagnie Dakar et si Diamniadio aussi am na ay élément donc vraiment tey moom am nañ mobilisation force gendarmerie bu am solo bu takku ba nga xam ne vraiment maîtriser nañ situation ñi ñu déggalul nag am na ci ña nga xam ne malgré sensibiliser nañ leen wax nañ leen bi ñu ñëwee ñi ngi doon bañ a appliquer mesures yi ñooñu tamit yoon teg na leen loxo dinañ leen def ay amende conduire nañ leen brigade charrette yi aussi vraiment gis nga jël nañ jàpp nañ charrette yi nga xam ne nii presque ëpp na 30 charrette ñi ngi doon stationné foofu donc ñoom tamit conduire nañ leen brigade gendarmerie. ci jamono ji nga xam ne dañu ne état d'urgence ci lañu réew mi nekk loole nga xamante ne ji ñi ngi koy jëfe
ngir it mu indi ay jafe-jafe ci wàllu dem beeg dikk bi ndax balay nit di jóge fenn di dem fenn ci tukki da nga koy day fekk nga am autorisation ngir mën a dem lu ni mel tax na ci diwaanu Kees gouvernance ba mbooloo mu bare nga fa ku ci nekk bëgg a wut autorisation bi lay mën a may nga tukki loolee it ñu jàpp ne jote ca këyit wa yombul. Cheikh Anta Diop reportage. dañu ko mujj jëlee ci gouvernance yóbbu ko ci ab bâtiment bu mag jàkkaarloo école française fii de daanaka mbooloo mu bari lañ fi fekk ay takk der taxaw benn policier yor liste bi di woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg autorisation ngir mën a génn. kii de di Louis Guèye moom nee na Ndakaaru la jóge waaye jafe-jafe la ngir mu delluwaat. waaye dee la dee waxuma jafe mais dee la mais pour am autorisation de retour c'était depuis jeudi vendredi tey lañ naroon dem mais mujjuñ dem ba tey ñu ngi fi soo ko déposé tey suba ci ngoon wala gannaaw suba nga jot ah oui doo déposé léegi jot ko. kon Dakar nga bëgg a delluwaat. rek Sidi Sarr nekk directeur école Notto Gouye Diama dikkoon moom it doon aussi autorisation ngir dem Ndakaaru waaye nee na am ko de jafe na lool. bala ngay génn war nañoo xam kan ak kan mooy génn. waaw pour loolu nag autorisation bi nga war a am bu ko defee boo rombee service d'ordre ñu mën a xam yow mi kat. déplacement yi ngay def am na ci kayit yoo tànku loolu moo tax ñu ne il faut ngeen ñëw bu dee région ak morom la nga ñëw gouvernance déposer demande ñu délivrer la bu dee encore dans le même département léegi préfet mooy joxe loolu man Dakar rek laa bëgg a jëm pour ma jëli sama doom ndax depuis 5 jours dafa jël congé mooy mënul ñibbisi. man amaguloo autorisation. autorisation moom lay xaar nii. lu ñu la wax. waaw juróom fukki leen la ñu jël. loolee tax nag ñu ci bëri nag di sàkku mbir mi ñu woyofal ko ndaxte nee nañ jamono yi de am kayit gu la yóbbu nga mën a génn sab région dem feneen jafe-jafe bu mag la. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta ñi ñoom seeni jafe-jafe mi ngi tënku ci seenum pàcc mu di nit ñi nga xam ne dañoo amee doomu jàngoro bii di sida am nañu jaaxle ci taxawu gi nga xam ne moom lañ leen war a taxaw ndax nee nañu fa nga xam ne fa la ñuy dem di faju mu di ca service des maladies infectieuses bu hôpital Fann seetlu nañ ne foofee fa la ñuy fajee ñi corona ba tax na nag mu jurug jaaxle ku njàqare ci ñoom kuréel gi leen jaboote di réseau des associations de personnes vivant avec le VIH sida di sàkku ci kilifa yu ñu jël ci ñoom yi matuwaay Nafissatou Silla. banxaas bi ñu taxawal ngir fàcc ñi amee jàngoro yu Covid-19 ñu lal ko ca fa ñuy fajee ñi nga xamante ne nag ñooy dund ak doomu jàngoro ji di VIH sida loole nag daal di jaaxal loolu réseau national des associations de personnes vivant avec le VIH seen présidente di Soukeyna Ndiaye. kon mu mel ne genn wàll patient yi nga xam ne si dañuy dund ak doomu jàngoro sida yépp ak ñi nga xam ne si dañuy dund ak tuberculose dañ fay ragala dem ci seen garab pour bañ a am contamination ci boobule doomu jàngoro di coronavirus mu nekk jafe-jafe boo xam ne tey ñun ñu ngi koy dund bu baax a baax a baax. ngir jóge seen kër nag dem wutali bërëbu fajukaay bi la di hôpital Fann ñu ci bëri ci ñoom di jonkonteel ay jafe-jafe yu tar rawatina ak lii di couvre-feu bi ak yenn disposition yi nga xamante ne gouvernement bi teg na ko. am na ci patient yoo xam ne ba léegi dañu am problème déplacement bi di dem di jëli seen garab parce que coût bi déplacement bi dafay cher parce que boo bëggee jóge banlieue bëgg a dem Fann wala nga jóge ci région bëgg a ñëw Fann te amul loolu la indi jóge ci région bi ñëw Fann amuñu sax lu leen indi parce que dara du daw mais ki jóge banlieue war a dem Fann aussi di fay lu cher am na ci koo xam ne tout récemment fay na 16000 pour dem Fann te wax dëgg yàlla loolu metti na ci ku toog sa kër liggéeyoo dara. ci noonee sax la RNP plus di woote wàllu waaye tamit di ñaan docteur yi ñu gestu leen bu baax. nit ñi mën a jàppale mooy kon pour éviter ñooñu ñu nekk dans des difficultés wala ñuy ñu mën a toog seen kër. ñi di dund ak doomu jàngoro ji di VIH sida nekk nañu ñoo xamante ne nag seen système immunitaire dafa bëriwut doole ba tax na bëgguñu benn yoon amaat beneen infection ci kaw loolee ñuy ñaan kër docteur gi le mu xoolal leen dispositif bu mucc ayib ngir seen pàcc. parti politique yi nan la ñuy dundee ci jamonoy coronavirus gi loolee la ñuy jéem ànd ak Ajaratu Binta Diallo def ci gëstu seetlu gi mooy muy ñi fare ci nguur gi di fare ci kujje politique gi ku ci nekk ci ñoom li ñu ne bala nga ne naam nekk fa ca la ñu nekk ak wér la ñu tal
xeex coronavirus bi la ñu nekk moo tax ak lum ci mën di doon lu ñuy mën di def dañ koy dëppaleeg jamono ji ñu nekk loole moo am ci Pastef am ci FSD/BJ am ci APR Ajaratu Binta Diallo. coronavirus bi bàyyiwul sax agenda parti politique yi moo tax ñu bare ci ñoom ñi ngi réorganiser seeni activité wala sax ñu dakkal seeni réunion ci APR ñoom jamono yi ñu ni dañu tal mooy xeexum coronavirus bi ànd ceeg seen njiit di président de la République porte-parole adjoint bu Alliance pour la République Abdou Mbow. amul benn yëngu-yëngu boo xamante ni tey ñu ngi koy amal muy réunion rassemblement ak lépp loo xam ne daal dafa jëm ci wàllu politique ndax jamono ji mi ne dafa nekk jamono ju doy waar joo xam ne képp kuy sénégalais li nga war a def mooy nga ànd ci ginnaaw président de la république ak gouvernement jàppale leen lii nga xamante ni mooy Covid-19 di coronavirus bi ñu mën ko fee génn ci nu mu gën a gaawe ndax nag Olof Njaay day wax ne bala nga ne naam ne fa ndax parti politique bala nga def activité naan da ngay bëgg a falu wala da ngay mën a gérer cité wala leen dafa fekk nga am wér. opposition bi wala yenn ci parti politique yi ñoom dañuy wëyal seeni activité ci beneen anam maanaam ci wàllu télétravail ci internet bi ca Pastef les patriotes ñoom nag dañuy profité ci période bi ngir gën a former seeni militants te itam nee nañu boole nañu seen bopp bu baax ci xeexum coronavirus El Malick Ndiaye moom mooy monsieur communication bu parti bu Ousmane Sonko. Pastef les patriotes dafa nekk di liggéey lu bëree bëri ci formation militants yi formation yi nag en ligne lay doon à travers des plateformes yoo xamante ne ni dinañ ci mën a waxtaan directement ak nos structures de base bu loolu wéyee tamit jot nañu def lu bëree bëri ci wàllum sensibilisation ay initiatives yoo xam ne suñu structure de base yi ñoo ko doon jël coordonnateurs yi wala diaspora bi et tout def ay collecte de fonds de dons dem di waxtaan ak askan wi ci feebar bi. FSD/BJ moom bàyyiwul dara dafay liggéey ci jamono yi nga xamante ne ku ne yaa ngi toog ci sa kër nee nañu ñu ngi wéyal seeni activité ci télétravail ñi ngi ñaaxi tamit askan wi ci naka la ñuy moytoo coronavirus njiit la Cheikh Bamba Dièye. ñun ñu ngi utiliser au niveau du FSD/BJ multimédia yi pour waxtaan ak ñi sensibiliser leen dinañ ko jëfandikoo lu bare ci suñu réunion ndax avantage bi mu am kenn dootul demati dinañu mën a waxtaan gisante wax suñuy wax ba pare archive que loolu moo tax ñu ngi ciy taxaw bu baax pour gën a settantal suñu offre politique yéene ak gis-gis ñu am jëm ci Sénégal. Covid-19 jaxase ne bu baax secteur yi bokk na ca sax parti politique yi nga xamante ni ñoom tam ñi ngi adapté wu ci situation bi ñu ne. Hissène Habré nekkatul kasob Cap Manuel ba ñu ko dencoon jugee na fa naka démb ma nga ci këram ñu denc ga nag des ko fa confiné li tax suñu xibaar yi ñu weesu ànd nañ ci ki leeral yu bàyyi ko ci ministre de la justice garde des sceaux de maître Malick Sall. tey jii li ñuy seeti mooy fa nga xamante ne ji fa la dëkk mu di ci Almadi ay dëkkandoom ya foofe ndax yëg nañu ne Hissène Habré ñibbi na ca këram ana it nu ñu dëkkandoowee ak njiitu réewum Tchad ba woon reportage Oumar Mbow. dañ doon wër ngir gis këru Hissène Habré. ñi dëkk ca wet ga sax xamuñu ko. bi ba nag dal nañ ci kii dëkk ci wetu këru njiitu réew Tchad ba woon ñu ko mu doon ab kër bu rëy. këru kii la quoi. rëy na de. fii nag daanaka dara du yëngu ñaari gendarme rek ñoo taxaw di saytu. gardien bi nekk ci kër bi mu jàkkaar lool moom bu yégee Hissène Habré génn na prison ngir yàlla ak rajo ya tax. moi je l'ai appris à la radio tout de suite. lépp ne teg ay maçon yuy tabax ab kër rek ngay dégg seeni bruit wi fii. Omar Mbow ñu teewlu leeral yi bàyyeekoo ci Ousseynou Samba ab pénaliste la leeral na ne juge d'application bi rek moom moo mën a wax ana ci yan condition ci la ñuy assigné kii nga xamante ne ji moo di Hissène Habré ca këram ñan ñoo ko war a seeti lim bi wu mu war a toll ak it seetin wi nan la war a demee loolee daal mi ngi aju ci juge application des peines bi nga xam ne kon moo jël décision génne ko ñu déglu ko moom pénaliste bi Ousseynou Samba ci téléphone Alaaji Njogu Jeen. bu ñu tëjee nit ay atu kaso
am na ku ñuy oowee juge de l'application des peines mooy saytu maanaam nit ki daan bi ñu ko daan nan la koy tëddee kaso kooku yoon may na ko juge boobu ñuy oowee juge de l'application des peines bu fekkee ne am na conditions yu réunir mu may ki nga xam dañ koo tëj kaso autorisation mu génn kaso bi mun na nekk autorisation boo xam ne nii ay waxtu lay doon nit ko waajuram faatu ñu may ko mu dem fekkee enterrement bi nit ko xam dafa am doom juge may ko mu dem fekk tudd bi yooyu yoon may na ko aussi mu may nit la possibilité week-end mu dem këram day nekk kaso ba samedi bu samedi si ngoon jotee mu génn dem këram ñibbi fekk njabootam ba dimanche si ngoon mu ngi soit tëdd kaso ba dem samedi encore yoon mayaat na ko bu fekkee ne yenn conditions yi réunir nañu mu may nit ki du bàyyi du liberté conditionnelle mais permission de sortie lañ koy oowee nit ki dem toog këram benn instant bu fekkee ne condition de sécurité yi réuniratul ci biir kaso bi ñu ko tëj boo xoolee affaire Hissène Habré noonu la demee. moom Hissène Habré ndax am na ay conditions yu ko yoon teg ndax mën naa génn ak tam ndax mën naa am ay visite maanaam nit ñu ko seeti. waaw xam nga bu la juge bi may autorisation de sortie mën na la may autorisation de sortie bu lay may boo génnee nga nekk ci la neex l'important mooy bu heure ñibbi jotee nga delluwaat fa nga nekkoon. léegi nag am na kii boo xam ne nag bu fekkee comme cas Hissène Habré dañ la assigné en résidence su boobaa mënatoo génn si biir kër gi bi nga nekk foofu nga mën a toog léegi nag est-ce que di nga mën a recevoir ay nit ñan nga mën a recevoir loolu mu ngi dépendre ci juge bi nga xam ne moo la bàyyi nga ñibbi sa kër en attendant mbas mi jàll en attendant 60 jours yi jàll. RFM bitim réew. 13h25 ci rajo Futur Média xibaar biti réew yi dellu dalalaat Youssouf Bodian Youssouf maa ngi lay nuyu. la fay Mohamed. doore ko gànnaar mu di Mauritanie ay nit yoo xamante ne ji dañ leen a beroon maanaam quarantaine leen. dañoo tàmbali grève de faim ndax nee nañu conditions yi ñuy nekkee baleen ñu corona sax ko gën. nee nañ daal li leen gën a métti mooy dañoo ne léegi dañuy prolonger kon quarantaine boobule te ñoom bëgguñu dégg li ni mel ñu fàttali ni foofule ca gànnaar ñu ngi am lu toll ci juróom-benn cas ñaari nit wér nañu kenn moo ñàkk bakkanam kon ñetti nit jamono yi ñoom la ñuy topp ci hôpitaux yi nekk foofule. ñoo na ci ak suñu naatangoo di Mohamed Diop moo ñu toogal ci Nouakchott. Thiaw nag moo judd ginnaaw bi fi coronavirus raye nit di soxna su toll ci ñeent fukki at ak juróom-ñett moom nag faatu na ba noppi ñu doog a xam ne corona moom la aman moo ne beral nañ ko lu toll ci fukki fan ak ñeent daa war na sax génn dem ci njabootam tax kon askan wi seen xel di tey ci ni nguur gi nag di saytoo ñi nga xam ne ñoom lañ ber ngir feebar bi loolu tax nag nguur gi jëlab dogal ubbi blanquette ngir xam nag ci yan anam la ndaw soosu gaañoo yokku ci tam ne ñëpp ñi nga xam ne dañ leen a ber rek ngir feebar bi te ñu ëpp junni nit ak ñetti téeméer ñoom ñëpp dinañ leen defal ay test xool ndax nag doomu jàngoro ji nekkul ci ñoom test yooyu nag moo tax ñu yokk app bi nga xam ne dañ ko appalan ñi nga xam ne dañ leen a ber ngir xool ndax am nañ feebar bi wala déet ñi nag tey banque seen loxo ne dootuñu lekk balaa loolu jot nañ leen a yokkal juróom-ñaari fan tax tey ñu jaaxle lool bi leen gendarmerie ne du ngeen génn hôtel bi ñu leen dencaan te sax ci seen wax mooy ne kenn nag yëgalu leen ne war nañ leen yokkalaat ay fan Mohamed Diop Nouakchott RFM. ca Maroc lañ jëm foofule ba niki tey obligation la ci ku nekk nga takk masque sooy génn sa kër loolu nag dogal la boo xamante ni jël lañ ko ci dëkk bi nga xamante ni am na ci lu ëpp juróom-ñetti fukk ak ñetti décès 83 personnes kon yu gaañu Maroc nag am na lu ëpp kon junni nit yoo xamante ne amee nañu coronavirus masque yi nag foofulee mu ngi jar lu néew tuuti fukki dërëm ci franc CFA te képp ku ñu jàpp kon solo sa masque nga génn sa kër mun nga tëdd kaso ba ci ñetti weer fay tamit ab amande ñu ànd ci ak Xaadim Mbay mooy suñu ndaw bi ñu toogal foofu ca Maroc. dañu doon laam-laamee fan yëpp nag mujjee nañ ko dëkkal fii ci Maroc képp koo xam da ngay génn ci mbedd mi ala fokk rek da ngay sol li nga xam ni moo di masque sañ ta bañ la boo ko deful dinañ la daan benn weeru kaso ba ñett teg ci tayit loo xam ne danga koy fay ci wàllu xaalis mën na dem ba lu ëpp 3 junni ba lu jigee 20 junni laaj bi ñu doon samp nag fan yi yëpp moo di ndax Maroc dina am ay masque yu doy waaye tey it masque yu baax loolu nag gouvernement bi dafa mel ni fan yi ñu weesu jël na ci ay dogal gannaaw bi buur bi santaane ñu taxaw ci lu ñu mel ba tax kon Maroc jamono ji am na lu toll ci capacité boo xam ni 2,5 millions ci ay masques yoo xam ni dañ koy defar bés bu nekk loolu sax moo tax ba gouvernement bi mën a fexe ba prix yi kenn du ko mën a yéegal fii ci Maroc boo amee lu yees fukki dërëm di nga mën a am sa masque moo tax kon ba marocains yi xam naa dinañ mën a protéger wu ci mbedd mi bu ñu génnee di doxi seeni soxla Xaadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias. Xaadim Bamba Mbay Youssouf ñu dem ci réew Mali ak 20 soldats yu teg yoo xam ne faatu nañu ci Conk. attaque bi mu ngi amee kon ca région bu Gao ci bët gànnaaru réew mi attaque bi kon nee nañu
ay groupe armé ñoo ko amal ñoo ne ceeg Sola Thiam. ñaar fukk ak juróomi soldat malien yu ñu faat ak juróom benn yoo xamante ni dañoo amee ay gaañu-gaañu mooy bilang congu gi yees ga ñu nemmeeku ca bët gànnaaru Mali ca région bu Gao loolee nag gouvernement bu Mali jàpp ne ay jihadiste ñoo ko def ci loolee itam ña amaloon cong loolee bu ñu sukkandikoo ba tey ci gouvernement bu Mali am na ci ñoo xamante ni jot nañ leen a faat gouvernement bi tamit xamle na ni l'armée gi sonaloon na ñii di terroriste yi naka noonu itam jot naa jël ci ñoom ay matériel tukkee ci opération ga ñu doon amal ci dimanche gi ñu génn ci région gu ñu naan Mopti conguk altine gi jëme ci militaire yu Bamba mooy gu mujj gu ñu gis jihadiste yi amal ko jëmale ci l'armée bu Mali ci weer yi ñu génn mu mel ni kon ci gis-gis gox boobe di Bamba yoon bu baax la pour jihadiste yi seen trafic yi nga xamante ni moom la ñuy def loolee nag moom moo tax l'armée bu Mali jàpp ni sanc woon fa sanc camp wu militaire bi neexul ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jihadiste yi ne daf leen di teree def seeni trafic loolu moom moo tax nag ñu daal di amal cong gi bu ñu sukkandikoo ci benn communiqué bu l'armée bu Mali camp wu Bamba boobu jamono ji l'armée bu Mali tegaat na ci loxo. ñu dem fële ca Guinée ak it constitution bu yees ba léegi moom wóor na président ba promulgué na ko. waaw léegi nañ ko commencé di ko doxal bés ni ki tey jàppale ni kon ci le 26 bi passé lañ doon voté waaye ci téeméer boo jël lu ëpp juróom-ñeenti fukk nee nañu waaw kon nangu nañu constitution bi suñu sukkandikoo ci télévision nationale bu Guinée moom kon moo siiwal xibaaru promulgation kon lii di constitution boobule njiitu réewu Guinée moom it wax na ni am na benn fonds boo xamante ni dañ koy taxawal ngir mën a financer kon bépp xeex jëm ci wàllum coronavirus Amadou Sabax Ba. naam sax ku jëbu Guinée mu ngay woy du ñaxtu waaye ki nga xam ne mooy Alpha Condé mujj na promulguer li nga xam ne mooy constitution bu yees bu dëkk bi ginnaaw bi ñu amalee ay élection référendum te bu ñu sukkandikoo ci résultat yi nga xam ne moo tukkee ci commission nationale bu indépendante daanaka téeméeru Guinéen boo jël lekk juróom-ñeent fukk yi dañoo ànd ak li nga xam ne mooy coppi boobu les constitution yooyu la élection juróon ay fitna ci réew ma ci diggante ñi nga xam ne ñooy manifestants yi waaye tamit ñi di takk der yi bu ñu sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne coalition bu kujje bi defoon na ko lu ëpp fukki doomi Guinée ñàkk nañ seen bakkan ci bisu élection yi principal opposant bi Seydou Dalein Diallo moom di jël baaraamu tuuma di ko teg ci ki nga xam ne mooy Alpha Condé di xam ne li ko tax a jóg rek mooy coppi li nga xam ne mooy constitution bi ngir mën a amaat ñetteelu mandat ginnaaw ba mu joxee xibaar ci promulgation constitution bu yees bi Alpha Condé di xam ne taxaw na temm ngir xeex jàngoro bi di coronavirus ak plan économique bu yees bi nga xam ne approuvé na ko boobule plan nag mi ngi toll ci 3000 milliards ci kopparu Guinée boo ko xaymaa ci CFA nag dina toll 200 milliards premier ministre bu Guinée di xam ne boobule plan nag ñu ngi ko tënk ci ñetti ponk Ibrahima Kassora Fofana di ci teg ne état bu Guinée dina fay facture courant ñi nga xam ne ñoo gën a ndóol ci diirum ñetti weer waaye tamit dina def ay jéego yu am solo jëmale ko ci li nga xam ne mooy médicament yi ak lii nga xam ne mooy denrée de première nécessité jamono bi nga xam ne lii di jàngoro bi dugg na ca Guinée beneen dogal boo xam ne gouvernement bu Guinée jël na ko bokk na ci lii di transport public bi kenn dootu ko fay ci diirum ñetti weer waaye tamit dina randal ci diirum ñetti weer lépp li nga xam ne mooy charge sociale ak fiscale ci ñi nga xam ne ñooy entreprise yi nekk ci wàllum tourisme ak hôtellerie. ay ca ñu xool yi premier ministre bu britannique anam fu mu toll. moom kon démb dañ ko yóbboon fi ñu naan soins intensifs ci benn hôpital foofu la ci Londres Boris Johnson nee nañu nag tey amul jafe-jafe ngir nooyi waaye ministre d'état di Michael Gove li mu ci yokk mooy premier ministre bu Angleterre boobule moom démb jox nañ ko tuuti oxygène ngir gën ko jàppale ci wàllum nooyi bi waaye defaluñu ko respirateur mais machine yooyu nga xamante ni moom lañu defal nit ñi ngir kon jàppale leen ñu mën a nooyi moom mu ngi am jamono yi juróom fukki at ak juróom amee kon coronavirus bi depuis le 27 mars Mohamed. maa ngi lay gërëm di la sant Youssouf Bodian. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. noonee sax la mooy rajo bi gën a jege askan wi benn ponk ci xibaaru digg bëccëg gi Coro News di xibaar yi nga xam ne moom la ñu jagleel tolluwaayu jàngoroy coronavirus bi ci àdduna bi ci Afrique ci Sénégal Anna Rocha Lital Lopez Faye. ba tey ji ci suba jàngoro ji di coronavirus laal na lu ëpp 1 million ci ay ñett ci lu tollook téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti réew faat na itam lu ëpp juróom-ñaari junni nit ak ñeent situation bi nag mu ngi tàmbale compliqué ci Guinée Conakry ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas am na sax ñaari ministre ak juróom-ñaari journaliste yoo xamante ne daal dina leen testé positif bu ñu sukkandikoo ci agence nationale de la sécurité sanitaire foofee ca Conakry fii ci suñu réew Sénégal nag donte ne limu nit ñi nga xamante ne ñu ngi leen di fàcc jamono yi mu ngi wàcc waaye transmission communautaire bi moo tàmbale
ngay jaaxal comité national de gestion des épidémies am na yeneen ñaari cas yu yees ci transmission communautaire boobule loolee waral ministre de la santé daal di woote comité régionaux de gestion yi ñu taxawal seeni stratégie bopp bu ko defee jàngoro ji nu muy lawee mu wàññeeku bu baax a baax ci continent africain bi nag Afrique du Sud ba fa ñu toll nii moom la jàngoro ji gën a sonal ak lu tollook 1 junni ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróomi cas am itam fukk ak benn nit ñoo xamante ne daal di neen ci ñàkk seeni bakken terewul nag virus bi mu ngi law bu baax a baax ca Maghreb li ko dalee talaata ji masque bi doon na lu obligatoire fële ca réew Maroc nga xamante ne daal dina enregistré lu ëpp 1 junni ak téeméer ak fukk ak ñetti cas li bi nag moom moo ci gën a néewle ci espace maghrébin boobule ak fukk ak juróom-ñetti cas yu ñu signalé ak benn nit bu ci faatu bu dee ci Europe nag démb ak léegi Angleterre la ñuy gën a bàyyi xel gannaaw bi ñuy rawalee premier ministre bi di Boris Johnson hôpital te bu ñu sukkandikoo nag ci correspondant politique u BBC bi premier ministre britannique bi dañ ko defoon oxygène lundi ci ngoon laata ñu koy rawalee hôpital ci yeneen dëkk yi nekk Europe situation bi itam compliqué na gannaaw ñaari fan yoo xamante ne bilan bi dafa wàccoon yéegaat na fële ca Italie ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-benn nit yoo xamante ne daal dinañ ci faatu démb loolee la ñu nemmeeku itam ca réew Espagne nga xamante ne juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñetti nit daal dinañ ci faatu ñëw na dolleeku ci limu nit ñi ci faatu France daanaka léegi ñu jege limu juróom-ñeenti junni nit ñu ci ñàkk seeni bàkken bu ñu sukkandikoo ci ministre français bi ñu dénk wàllu wérgu yaram épidémie bi li mu garaawoon mu ngi wàññeeku bu baax a baax ndax confinement gi ñu nekk ñetti semaine a ngi nii waaye ba tey nee nañu li gën a jafe mu ngi seen kanam ci àdduna bi yépp nag États-Unis moom moo gën a am problème ak jàngoro ji jamono yi lu ëpp junni nit ñàkk nañ ci seen bakken bu ñu sukkandikoo ci organisation mondiale de la santé ci pandémie coronavirus gi ñu nekk nag àdduna gi yépp soxla nañ lu tollook 6 millions ci ay infirmiers. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen gamme Clarissime ak seen marque de référence Sans ñoo leen di may li ci yéenekaay Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Kër Massar gi bëgg a doon këru corona moo def ka la Sénégal ubbil journal bi li am ci Kër Massar jamono ji journal L'As bombe sanitaire la ko tudde ne ci diirub ñetti fan juróomi cas coronavirus fee nañu fa te juróomi cas yépp ci transmission communautaire la jóge maanaam ñi corona xamuñu fan la leen coronavirus bi toppee Kër Massar diib gox boo xam ne la Sénégal nee nañu lu mu gàtt genn wàllu million ngi doomi aadama ñoo fa yeewoo boole ceekit jaarukaay la ndax ñi dëkk Tivaouane Peulh ñi dëkk ñàgg ñi dëkkee Tëngéej ba Malika balaa kenn dem fa nga dëkk foo jaar Kër Massar ngir moytu lu lawal jàngoro ji ngir moytu it balay coronavirus bi di ëppi loxo moo waral bépp marché ak bépp centre commercial bu nekk Kër Massar préfet bu Pikine jël na dogalub tëj leen ñu tëj ji journal Les Échos gisaat fa mbas meeg ni muy doxee ci Sénégal coronavirus bi dox na ba yegg Louga journal bi xamal ñu ne benn commerçant bu ñëpp xam ca njàmbur moo fa corona te li ci yéeme moo di xamul fan la jële jàngoro ji ñaareel bi di waa ji mi ngi ñetti jabar ndax wàllu leen kon ndax doom yi jëluñu ci jàngoro ji bi mu amee corona ak léegi ñaata nit la amal contact yooyu yëpp journal bi nee nañu ay mbir la yu ñuy lijjanti l'observateur xëy di lijjanti mbiru ñaareelu nit bi corona bi rey ci réew mi ubbil yéene kay bi jigéen la jëppal la dëkkoon ami restaurant la ñu ko doon woowee benn xaritam bu tudd Aïcha Si la ni ñu ci biir l'observateur ami corona bi reyu ko da koo jekkale kay ndax dafa amee woon diabète amee woon it insuffisance rénale bu ñu yeex a xam bi ko ay mbokkam xamee ci la ñu ko évacué woon yóbbu ko France ngir faji ko bi muy ñibbisi ci la àndaale corona bi ay mbokkam seetlu ko signalé ko ñu évacué ko hôpital Fann fa la faatoo keroog àjjuma ñetti fan ci weeru avril juróom fukki at ak juróom-ñett la amoon xaritu première dame Mariam Sall la woon ami soble noonee la ko Mariam Faye Sall daan woowee fu waay woo Hissène Habré tey ci yéen kaay mu wuyu la l'Observateur, Les Échos, L'As, Soleil National, Sud Quotidien, La Tribune, Enquête, Vox Populi, Le Quotidien ak Grand Place ñoom ñëpp ñi ngi ñuy xamal ne njiit réewu Tchad ba woon di Hissène Habré nekkatul ca kaso ba jóge na ca kaso Cap Manuel ba ñu ko tëjoon Vox Populi ak Le Quotidien bind ne jàngoroy coronavirus bi moo ko génnee kaso moom Hissène Habré. Les Échos nañu ca kër
këram ga ca Wakaam fa la ñu ko yóbbu confiné ko fa ngir diiru juróom-benn fukki fan maanaam ñaari weer. Babacar Ndiaye Fall juge application des peines moo jël dogal bi ndax moom ci jëmi boppam di Hissène Habré moo ko sàkku ginnaaw ba mu gisee ne ci jamonoy coronavirus gi ak nekkam ca kaso ba lu nekk mën na ko fa fekk. ñu fekk ministre de la justice maître Malick Sall ci biir l'Observateur ministre de la justice garde des Sceaux di maître Malick Sall mu fay leeral li waral ñu jëlee Hissène Habré ci kaso bi yóbbu ko ca këram ngir diirub ñaari weer. nee na muy nekkee ca këram dara du ko wutaleeg na mu nekkee woon ca kaso ba ay garde pénitentiaire ñoo koy garde guddeeg bëccëg. ministre de la justice dem ci leeral yi bay leeralal Maxali Ndiak Ndoy bu journal l'Observateur ne libération Hissène Habré dafay arranger administration pénitentiaire bi ndax place bu yaatu bi mu occupé woon moom kese ca Cap Manuel bu fa génnee danañu fa mën a yóbbu ñi ñuy mandat dépôt ñu dëpp dellu ci source wa xooli coronavirus bi fi mu toll ci Sénégal am nañu démb ñeenti cas yu yees fukki cas yu wér ak téeméeri cas ak fanweer ak benn yu ñuy fàcc source wa bind ne Louga jot na wàllam ci corona bi ci Kédougou moom nit ña ñoo nga ca jaaxle gu rëy ndax dafa am lu mat ñaari téeméeri nit yu nekkoon ci isolement ci Guinée dañoo dawee ci réewum Guinée ga ñu leen téye woon kenn xamul fu ñu dugg te gis nañu ne Kédougou moo leen gën a jege Vox Populi nañu cas importé yi ñoo ngi wàññeeku ndànk-ndànk waaye cas communautaire yi ñooy bëgg a jël seen place libération ne ko cas communautaire yooyee nag ñoo tëj bopp kilifa yi amee wàllu wér géram yi ci réew mi njiitam di Macky Sall Sud Quotidien bind na ne xool na ba xàmmee tànn borom kër yi mu war a jàppale ci ndimbal ci facture courant yeek facture ndox yi Soleil national di ñu leeralal ci yan anam la ñu doxalee ndimbal yooyee ci fukki milliards ak juróom-ñett dina ci am juróomi milliards ak genn wàll yoo xam ne ci facture yi la jëm lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi junniy doomi aadama ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ndimbal yi dina yegg ci ñoom borom compteur Woyofal yi dinañu ci bokk bu dee ci ndox mi ñi bokk ci ñi ñuy tuddee ay transsocial kenn ci ñoom du fay ndox ñu dox dem ci journal enquête fekki fa ñeneen ñu sonn lool ci dogal yi président Macky Sall jël ñoo di borom école privée yi ci réew mi tëj nañu école yi parents d'élèves yi ne duñu fay te xamuñu fan la wànnenti di mujj ki gëtam te ñoom borom école privée yi li élèves yi daan fay ci la ñu daan dund. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen gamme Clarissime ak seen marque de référence Sens ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. Gis-gis. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média yegg nañu ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi mu di gis-gis laata ñu cee yegg baaxee leen benn xibaar bi bàyyeekoo ci ministère de l'intérieur di xam le ne ginnaaw communiqué bi nga xam ne waa ministère de la santé génne nañu ko tey jii di def point bi ci jàngoroy Covid-19 bi ñu jàpp ci ne lii di contamination communautaire bi mi ngi yokk ci kaw loolee tax na ministère de l'intérieur jël ab dogal bi mooy bu weesoo suba ci alxames ji ginnaaw suba ci alxames ji kon juróom-ñeenti fan ci yor avril bu 20h xasee jot ba fekk ñu jëlaat beneen dogal autorisation circulation yépp dañu koy suspendre ci réew mi yépp maanaam dootuñu joxati kenn autorisation ngir ngay mën a jóge ci benn dëkk di dem kon ci beneen dëkk mu di lu ñu jàngee ci communiqué bi it xamle ne daal li ñuy jublu ci loolu mooy cas communautaire yeeg bañ a law kon ci réew mi ba tey ñuy xamle ci communiqué bu ministère de l'intérieur ne autorisation yi nga xam ne jot nañu ko délivrer dañu koy annuler loolee kon des na ci dellus ni mu gën a yaatoo mais daal xibaar bi moo di kon di ko tàmbali jeudi 9 avril 2020 à partir de 20h dootuñu joxeete autorisation circulation ci réew mi yi nga xam ne jot nañu ko joxeet dañ leen di annuler mu di lu ñu nangoo ci communiqué bu bàyyeekoo ci ministère de l'intérieur gis-gis ci rajo Futur Média mooy ponk bu mujj bi yegg si nañu ci ñu waxtaane li nga xam ne moo di cas communautaire nees di def kon ba do am ci réew mi bu fi ameet nees di def kon ba lijjanti ko moom la ñuy waxtaane ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci waxtaan wi ak docteur Ousmane Gueye directeur service national éducation ak information ci ministère de la santé war ñoo dàpp waaye fi mu nekk nii professeur Oumar Faye ancien directeur général de la santé la ñu nekkal ci waxtaan yi professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. laaj bu njëkk bi moo di cas communautaire yi am na ci jàngoro coronavirus gi nees di def ba dakkal lim bi maanaam xeex ko. waaw cas communautaire nag moom mooy épidémie
maa ngi nuyu docteur Ousmane Gueye di ko féliciter pour travail remarquable bi muy def actuellement nii au niveau du service de l'éducation pour la santé. waaw léegi cas communautaire mooy épidémie parce que épidémie bon Chine la commencé dugg ci dëkk yi. donc moom mooy allumette bi taal épidémie. sawara bi waaw mooy taal safara si donc cas importé yi dañuy ñëw fii après walaate am et puis cas communautaire yi commencé waaw li koy facilité nag. mooy maanaam feebar bi dafa gaaw a walaate li ñuy wax contagiosité dafa am aussi li ñuy wax naan porteur sain dafa am ñoo xam dañ koy am sa duñ ko xam. dañ suñu liggéey ci nit ñi mën nañ ko transmettre tant que nit ñi xam ko incubation bi aussi xaw a bari tuuti muy 15 jours fukki fan ak juróom. te ci fukki fan ak juróom lu ne xaj na fi. lu nekk xaj na ci. boobu dañuy walate. mais léegi surtout mooy environnement bi c'est-à-dire cas communautaire daal mooy li ñuy dundee maanaam soo ko gisee da ngay gis ay kër yoo xam ni bon dañ ciy gis kër yoo xam ni ñi dafa nekk dañoo xaw a bari daal li ñuy wax promiscuité. ak mobilité bi ñoo xam ne dañuy xëy par exemple woon Dakar yëpp ñëwaat xam ne dañuy rencontré nit ñu bari. comme ni ñu defee fii ak pauvreté moom mooy xaritu feebar boo gis rek pauvreté mooy xaritam. waaw loolu soo ko gisee di nga xam ni dynamique communautaire bi maanaam feebar bi ci communauté bi day bari. day law li ñuy wax cas communautaire sax man cas autochtone laa ko tuddee c'est-à-dire transmission locale. voilà waaw loolu nag pour débarrasser wu mooy nan la ñuy def ba génne feebar bi fii en fait. non dinañ ci ñëw professeur. gardel ma réponse boobu ma dem xooli docteur Ousmane Gueye docteur. Oui. Et directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. mbiri cas communautaire yi xam nga bu fekkente ne dañ ne jàngoro bi téye sa tànk bokk na ci li tax ñu dakkal law gi. ñu indi xalaatu confiner nit ñi mais xam nga cas communautaire moom bu amee nga confiner nit ñi mooy yokk joote ji. waaw jërëjëf xam nga damay wax rek ni depuis mbir mi tàmbale. boobu ba léegi Sénégal via ministère de la santé. lii leen doon njëkk wax Sénégalais yi ne leen cas contact mun nañ ko gérer cas importé mun nañ ko gérer mais transmission communautaire dafa jafe gérer muy fii muy feneen doon ñaax nag Sénégalais yi ñu moytu loolu mais yàlla dara tëwul tey jii am nañu ay cas communautaire li am solo mooy bañ a li ñuy wax relâchement ñu bañ a bàyyeeku gën a góorgóorlu songu feebar bi dafa naa loolu moo am solo léegi lu jëm nag ci confinement nit ñi nañ toog seen kër bokk na li tax transmission communautaire bi wàññeeku cas communautaire mooy feebar bi ci biir gox bi mu wàññeeku mais loolu rek doyul man dama koy wax te dañu ko seetlu ay recherche wane nañ ko fii ni la gën a am solo ci transmission communautaire moom mooy distance sociale ñeneen naan ko distance physique mooy diggante ñaari nit mètre dox seen diggante ba mètre ak genn wala ba ñaari mètre loolu bu ñu ko defee ñi sawar ci mais muy fànn fu ne muy ci biir kër gi muy biir bureau yi muy ci je sais pas ci biti muy ci biir oto yi ak yëpp bu ñu ko respecté je pense que mun nañ arriver à bout ci cas communautaire yi. Très bien professeur Oumar Faye yaa ngi woon ci pexe yu ñuy teg ngir mën a dakkal wala wàññi cas communautaire yi xeex ak moom yaa ngi ko doon junj sànq. waaw loolu Ousmane wax yëpp dëgg la. mesure barrière yooyu loolu mu wax dafa am importance. waaw feebar boo xam ne day wàllante ci par voie respiratoire par exemple nit ci sol yi wala en tout cas mu sox ak wàll la distance bi dafa am importance. ak lavage des mains aussi loolu dafa am importance. waaye nag est-ce que loolu aussi dina doy pour génne feebar bi ci Sénégal parce que su fekkee ne objectif bi loolu la su fekkee ñun li ñu bëgg mooy génne feebar bi Sénégal il faut que yaakaar naa ni ñu yokk quand même mesure parce que damay ragal ne suñ ko ñëwee nii dans 2 mois mu amaat encore ay 2, 3, 4 cas. 5 cas te loolu aussi day tax duñ dem duñ dikk parce que soo amee benn cas rek yaa ngi ci épidémie donc moo foog ni mesure yi ñu def nii yu am importance
sens par exemple chef de l'État jël mooy couvre-feu bi ak état d'urgence bi ak promotion santé li ñuy def nii yooyu yëpp dafa am solo dina participer ci wàññi transmission bi. comme ni ma waxee rek transmission communautaire moom dafa xaw a complexe dafa am ay facteurs yu bari yu indi par exemple soo xoolee su duggee ci benn marché rek ngay xam danger bi am par exemple ci marché actuellement nii wala nga xool yenn kii rek soo circuler rek di nga xam ni possibilité de transmission mi ngi am ba léegi. waaw ndax ñi ngi wax ko am koo xam ne ci noonu la ko amee te moom jaaykatu ndékki la woon. boo dee jaay ndékki moom yaay gis ku ne yaay yor lu ne yaay jox ku ne lu ne. mu ngoog léegi nag moo foog ni su fekkee ni vraiment dañu bëgg débarrasser ci parce que loolu rek moo ñu mën a may jàmm ñu débarrasser wu complètement ci feebar bi parce que sinon benn cas soo ko yore wax ko comme ni nga ko waxee épidémie la il faut nga góorgóorlu ba benn cas dootu fi amati. te loolu nag def naa ni man li ma foog peut-être que dinañ ñëw après mooy li ñu def lépp comme am nañu chance daal. président de la République def benn plan de résilience dimbale nit ñi léegi nañ ko boole ak confinement. def naa suñu defee loolu pendant un mois. mais professeur xam nga aussi bu ñu wax cas communautaire nga jël ko am confiné kooku mbokkam comme transmission bi day gën a law rek de. mais soo ko confiné wala ay mbokkam dina wàll ay mbokkam bu noppi wala ñeneen. waaw loolu it mbir la de. loolu la c'est-à-dire que dina génn wàll ñëpp. kon daal confinement nga gis loolu mooy problème bi am na ku fi wàll ñaar fukki nit. mais au moins di nga xam ni kii fii la jógee soo defee test foofu maanaam ña fa nekk di nga leen mën a maanaam nga gérer ko foofu mu feeñ daal. waaw parce que nag li ma lay wax aussi mooy 4 milliards d'individus actuellement dañu confiné dans le monde. waaw loolu mooy depuis nag la peste depuis peste ba léegi. stratégie bi efficace rek mooy confinement moom la ñuy utiliser grippe aviaire bi amoon tam espagnol bi defoon 50 à 60 millions de décès. confinement moo ci mujjoon a génne nit ñi. donc confinement moom dama foog ni